alors chers internautes yu enquête 221 dal leen jàmm encore une fois ci seen interview bi nga xamante ne nii fas yéene nañ ko amal ci coow li lëmbee jamono actuellement showbiz bi moo xew te gis nañu ne ci diggante Sidy Diop ak Wally Ballago Seck donc coow laa nga jugee na Dakar mu nga jëm Kaolack ñu war a am waxtaan boo xamante ne nii dinañ ko séq ak Fifita kenn dootu ko présenté ti parce que moom actuellement mooy yore wàllum communication wu Bercy Saloum ci côté Sidy Diop moom nag casquette yi mu sol dafa bari dinañ ci ñëw te dina gën leer te xam naa ne waxtaan bi aussi dana neex lool ma bàyyi ko mu présenté wu Fifi nuyul mbokki internetu enquête 221. li ngay ree rek su ma ko mënee xam dina ma neex trop li ngay reetaan mais kontaan sama confrère bi di am mbégte bu baax jàkkaarloog yow di la yàgg suivre ngay def lu nice nag franchement donc jàkkaarloo bi day nekk loo xamante ni dina ma neex du nuyu képp koo xamante ni ñoo ngi seetaan enquête 221 di la dalal ak jàmm di xaar say question moo mun ci répondre. ok léegi yow ñan ngay nuyu ban camp ngay nuyu waa Sidy Diop wala waa Wally pour gars yi seetaan mën a xam. camp dafa am. jëloo position ba. alors Fifi dañuy ñëw ci waxtaan bi xam naa ne comme que temps bi bariwul te déjà yaa ngi jëm réunion nii donc ci réunion nga jógee mais yaa ngi ci nii parce que organisation bi moo ko waral. coow li am actuellement ci showbiz bi mooy événement wu Bercy Saloum mais balaa ñu ñëw ci loolu dafa amoon Bercy Saloum boo xam ne déggul nañ ko ci 2020 bi. Wally Ballago Seck waroon na dem Kaolack l'organisatrice elle-même xam nga ko bu baax sa xarit la am ngeen ay yenn yoo xamante ne nii séq ngeen ko mën nga ñëwaat ci organisation Bercy Saloum 2020 bi comme que yow da nga bokkoon ci commission de communication bi bien sûr. voilà donc ñu bëri loolu lañ nekk di wax mais je précise que ni bokkuma ci woon mais ñu bëri loolu la ñuy wax mais man bokkuma ci woon en fait Leila. xam naa ko nii rek du non mais maa ngi moom amuñ opportunité toog waxtaan di dugg ci lu bari Fafa Gueye laa xam. Fafa Gueye laa xam moo nekk Kaolack. moo nekk Kaolack genre Dakar la nekk mais moom moo ko fa nekk di ko gérer communication ci événement bi donc Fafa moo ma doon contacter ci lu bari comme nu mu koy defee avant événement Bercy Saloum bi lu bari loo xamante ni su koy def Kaolack daf may contacter laaj ma sama xalaat ak foo xamante ni war na fa mën a dem wala quelque chose du genre su ma laajee dañ ci coordonné comme d'habitude ni ñu koy defee entre ñun ñëpp donc je précise ñëpp loolu la ñuy foog ne man dama cee bokkoon man bokkuma ci woon naam su ma daan jot affiche dinaa partager comme ni ma koy defee ak tout le monde. su ma jotee vidéo dinaa partager comme ni ma koy defee ak tout le monde parce que après tout Kaolack mooy gagné. affaire voilà mais yow da ngaa taq ci affaire bi daaw donc dernière communication bi am ci Bercy Saloum daaw yow yaa def communication bi yaa organisé yaa au presse bi yaa def point de presse bi mën nga ñëwaat ci loolu. gën a leer parce que loolu moo tax ñu ne la daaw. communication Bercy Saloum yaa ko yor te ren gisuñu la ci côté Wally Ballago Seck. en fait xam nga Bercy Saloum bi sax mujjul woon am parce que boo xoolee préfet bi dafa ne affaire de Covid moo tax du am et comme ni ma la ko waxee rek man Fafa laa xam je précise Fafa Gueye laa xam Fafa bu mu soxlawee presse bi daf ma contacter dama Fifita dama war a def point de presse alors mën nga ma gérer presse bi. parce que gëj na fi xam lu bari ci côté boobu et tout après ma jël sama téléphone coordonné ak presse yi nga xamante ni moo nekk Kaolack ma woo leen ñu dem ñun ñëpp hôtel Aljana Fafa Gueye moo def communiqué bi et je précise ba tey du Fifi Fafa moo def communiqué bi en tant que moom mi nga xamante ni moo gère communication Leila event bi man presse rek laa ko woowal. presse bi yëpp laa ko woowal mu ñëw moom moo def communiqué bu mu paree ñu ñibbi. kon Bercy bi yow takkoo ca laaloo ca daaw. takkuma ca laaluma ca. mais nag naam nu ma ci takkee mooy comme li ma la expliqué Leila doomu Kaolack la Fafa Gueye doomu Kaolack la te Bercy Saloum la ñu wax may Saloum lépp loo xamante ni jotoon naa ko ci affiche yi ma Fafa di yónnee wala keneen non dama ko daan dugal ak vidéo bu mu soxlawee tamit presse takk naa ci parce que maa woo presse bi yëpp topp ma ñu dem Fafa def communiqué
noonu moo taxit ren presse bi topp nañu la man bi may ñëw dama jàppoon ne dinaa ñëw gën a leeral alors mën nga ma wax tuuti rek ci Bercy Saloum bu daaw bi enjeu bi mu amoon ak aussi importance bi nga xam ne Kaolackois yi joxoon nañ ko mën nga ci revenir à tuuti parce que xam nga ci dara. effectivement waaw man doomu Kaolack laa comme lu ma la ko waxee naam maa ngi Dakar mais lépp lu am Kaolack balaa may tëdd dama koy xam impact bi moom. macha allah parce que Kaolack dañuy bëgg événement xam nga yow Kaolack jaar nga fa dëkk culture la dañoo gëm art donc képp kiy artiste bu mu munti doon buy ñëw gars yi dañ koy pare bu baax a baax d'autant plus que ñu ne Bercy teg ci Saloum donc amoon na impact bu rëy macha allah donc tamit bu ñu ko annulé tamit Kaolackois yëpp amoon nañ lu leen metti amoon nañ frustration ñoom ñëpp dañoo bëggoon Bercy Saloum boobu am malheureusement amutoon mu nekk loo xamante ni metti woon na Saloum yëpp franchement pour dire vrai mais bii nag dafay neex parce que ñaari Bercy Saloum moo am. ñaari Bercy Saloum xaj na Kaolack. mais ba nga xaj Kaolack. est-ce que Kaolack yow xam nga Kaolack yow xam nga réalité Kaolack. waaw xam nga ne Kaolack ngandul yenn ngand yu war a tax. mu feesal stade feesal cœur de ville. cœur de ville rek feesal ko c'est un problème. mais cœur de ville ñaata yoon la ko Sidi Diop feesal. waaw mais boobu day fekk benn événement moo am Kaolack. waaw léegi cette fois-ci. rivalité dafa am coow am ku ne bëgg a feesal loolu sax moom may benn point mooy sénégalais yi seetaan xam leen ne Fifi mii ñu doon dégg ci événement wu daaw bi ren jii ci camp Sidi Diop la nekk ñëwaatal ci côté boobu noonu lan moo la dugal ci événement bi ci côté Bercy Saloum communication wu Sidi Diop wala sax label bi ci boppam. voilà donc comme ni may waxaat rek man wax dëgg ndax yàlla damay liggéey man je travaille. en dehors de Fifi présentatrice bu mu doon Fifi dafay def événementiel donc balaa ñi may xam sax ci affaire de présentation et tout ci événementiel laa daan yàgg yëngatu je suis une femme de terrain man terrain bi laa nekk job laa xam je travaille képp ku ma contacter pour le cadre du travail non su fekkee aw ma beneen engagement damay ñëw liggéey ak yow maam Khalifa mu leer Matar c'est un ami un frère comme yeneen camp yi nu ma fa amee xarit ak frère man kenn tënku ma pour dire vrai ku ma woo ci cadre liggéey li war sama diggante ak yow ñu def ko damay ànd ak yow liggéey Mata en dehors de frère bu ñu nekk ak yooyu noonu et tout ak yeneen ñi ci nekk et tout waxtaan nañ ci Bercy Saloum bi bu ñu waxtaanee ci Bercy Saloum bi am accord bu ñu amee accord nag ci laa tàmbali liggéey ak moom. mais avant loolu yow xam nga ne Bercy Saloum day amaat Kaolack comme ni mu amee woon. te daaw tax nga ci. mais bien sûr xamoon naa ko waaw. mais xamoon naa ko. est-ce que contact gars yi dañ la contacté waatul wala. genre contacté waatuñ ma en fait. contacté waatuñ ma su ma nee contacté waatuñ ma mooy bu njëkk ba lañ ma contacté faafa moom ma contacté woon na ma il faut nga ñëw ci Bercy Saloum bi mais comme ni ma la expliqué rek amutoon suite parce que affaire bi des fois gis na événement day dem ba tollu ampleur boo xamante ni que la doon contacté sax après xel bi day nekk ci leneen Fafa c'est un ami c'est un frère koo xamante ni avant may dugg ci affaire de média lañ ko commencé bu ñuy nekk Kaolack xam nga ni buy ñëw woo la pour nga jàpp ci après dem ba xel fàttu wala quelque chose du genre da nga koy nangu loolu mais moom tamit xam na ni man damay liggéey. mais yéen Subatel Wally Seck dafa bëggoon tëgg événement bi daaw moom mooy ren mu jàpp le 11 ba ñëpp ba mu siiw ba mu commencé ci def communication ñu jékki-jékki Subatel jugee ko ci Bercy Dakar bi ne day organiser Bercy Kaolack. loolu gisoon nañ ko fii ci Dakar mu amoon ay mbir yu fi am gaz ñu koy wax ci benn saalu Sidi Diop cette fois-ci ñu nar a dajee Kaolack wax naa la réalité Kaolack yow xam nga Kaolack kenn du la ko nettali donc je sais pas xom dañ la jàppee benn pion pour réaliser benn activité mais est-ce que yéen a ngi sóoraale leneen loo xamante ni mën na rax ci événement bi. mais. maam yow événement du loo xamante ni dañ ciy soog a dem Kaolack def nañ fa événement ba tàyyi su ma nee def nañ fa mooy man en personne rek man kese Kaolack def naa fa événement ba tàyyi sama xameel ak artistes yi nii avant may ñëw Dakar di commencer présentation et yenn affaires yi Kaolack la commencer ci samay événement donc terrain xam nañ ni muy waree et puis événement aussi du loo xamante ni lu ndaw la événement da ngay pare ci côté sécurité rawatina bii waaw da ngay pare ci côté sécurité pare ci côté lépp côté organisation lépp jaar yoon
wax dëgg neex yàlla nag am par exemple si je prends le cas de Matar koo xamante ni da ngay génn hors du Sénégal di fa organiser ay événements yu mag a mag a mag xanaa Kaolack warul la jaaxal am na expérience bi Kaolack warul la jaaxal donc côté boobu noonu bu ci tiit ñaari date yi nit yi ñoo ko mettil pour man date yi ku nekk ak sa date yi yàlla moo ko moom alors gars yi jël nañ seen date ne le 11 dañuy def Bercy Saloum mooy côté Faramareen ni Matar pour expliquer rek Matar Subatel moo organisé datam ne le 11 day def Bercy Saloum moom tamit pour Sidi Diop Layla Events tamit ne le 11 day def. non Layla mu ñu ko waaw Layla mu ñu ko wax Layla nee na le 11 day def mais Subatel sentir na moom le 11 day def ah mais dana di ko. ne problème bi du problème mu date rek. problème mu concept aussi ci la bokk parce que Bercy Saloum du ren la judd. donc créer nañ concept bi daaw yow def nga ci communication yow xam nga ne. si je prends le cas de Sidi Diop bu mu jugee Bercy Dakar même avant Bercy Dakar lan la wax ci sama émission bu ma amante woon ak moom dafa ne carrément bu jugee Bercy Dakar dina def yeneen Bercy. loolu la wax. man personnellement bu waxee yeneen Bercy je m'attendais pas parce que xam naa fu mu war a dem en fait en dehors de liggéey bi dañuy communiquer ci yu bari donc nee na bu jugee Bercy Saloum dina def yeneen dëkk bu ñu demee sur scène ci concert bu amoon Medina Omaro ne Sidi Diop dina def dëkk yëpp balaa muy def Bercy ak yeneen dëkk yi donc ça veut dire que ni moom xalaatoon na dina def Bercy Kaolack Bercy Fatick Bercy Mbour Bercy feneen ak feneen. léegi autorité kaolackoise yi parce que bële passé bu waale bi Bercy bi dañ ko annulé parce que Covid moo taxoon cette fois-ci comme que xëccoo mu ngi commencé am gis nañu yenn autorités yu commencé génn yoo xam ne Kaolack ñu ay autorités yu mag lañu di artu ci jàmm gi nga xamante ne ni Kaolack moom lañ leen xamee te gis nañu ne Wally Seck Sidi Diop derby la donc ci benn événement ci benn dëkk ci même heure voilà donc enjeu yooyu yëpp ñoom ñu koy xalaat ba commencé ci def communication est-ce que tamit yéen a ngi xalaat ne du ñu dem ba ci dernier moment ñu annuler benn ci événement yi surtout seen bos parce que ñee ñoo ñu ko jàpp date aussi. côté boobu man nag comme amagut je sais pas mënuma ci prononcer mais je sais que enjeu am na ci tension am na ci parce que man dem naa ci terrain bi gis naa nu mu mel. tension déjà à Kaolack. non tension am na Kaolack. le climat. waaw parce que lu tax ma ne tension am na ci mooy ñii dañuy xëccu nee nañ Sidi Diop dafa bëgg Kaolack duy géej Kaolack ñii tamit dañuy xëccu ci beneen camp bi et c'est très normal mais Balla Gaye Modou Lo bu ñuy bëre dëkk bi nu muy mel te pourtant ñoom ñaar dañuy bëre voilà. non dama leen laaj dama leen ndax Balla Gaye Modou Lo mais xam nga problème sénégalais yi mooy. Balla Gaye Modou Lo bu ñuy bëre du tension lay doon pourtant ñoom ñaar dinañ sëgg bëre après dëkk bi nan lay mel. day neex commentaire yi avant événement pendant l'événement et après l'événement. mais sécurité bi moom assuré génne. non sécurité di nga nekk ci jàmm di nga nekk ci salaam déjà ñii ñoo ngi cœur de ville ñee ñoo ngi stade. il faut que nga def tamit benn portrait ci distance bi am ci cœur de ville ak stade xamal Sénégalais yi seetaan aussi que ne xaw na sore tuuti. waaw xaw na loo xam ne dafa jege ba. c'est ça kii mën na jógee fii dem fii. non yow yaa ma gën a xam yow nekk nga Kaolack. nekk nga Kaolack expliqué yaa yor communication bi yaa yor communication bi. donc c'est ça cœur de ville fu mu nekkee baax na selon ak stade distance bi que entre cœur de ville ak stade c'est bon déjà parce que stade waaw stade dafa xaw a rukkee en fait. par contre cœur de ville c'est bien placé ci route nationale bi la nekk bien placé le cœur de ville c'est très bien placé c'est très accessible également ci kaw tali bi la nekk da ngay génn jot Jakarta yi génn jot taxi yi génn jot auberge yi waaw loo génn ñi nga xamante ni dañ ñëw pour fanaan boo génnee am na auberge yi fa nekk et tout mën nañ dugg dafa très accessible en fait donc cœur de ville moo mel noonu stade tamit c'est accessible mais dafa rukkee ci biir la nekk donc pour côté tension na seen xel dal ci côté boobu ñee mën nañ dem cœur de ville ba ñibbi ñee jugee stade soog a ñibbi kenn bokkul yoon. merci beaucoup kii penk kii soow wax dëgg neex yàlla du metti de nañ ko oyofal mu oyof. après communication bi mën nga dellusiwaat rek tuuti ci communication bi fi mu toll parce que jeudi mooy 30 ans. amatuñu 30 jours. Sidi Diop pare na
ak communication fu mu toll parce que ñaari communication la am na au niveau national mais aussi au niveau local. Au niveau de Kaolack fu affaire yi toll. pare na communication bi moom comme ni ma ko waxee ñun avant ñu ngi sur le terrain avant man personnellement maa ngi sur le terrain parce que comme sama engagement la avant j'étais sur le terrain bu ma ñëwee ak léegi non Kaolack xam nañ ni man doomu Saalum laa dëgg neexul tey sonn naa pour Kaolack bu ma nekkee Dakar tamit Kaolack laa fi toogal donc doomu Kaolack bu wàccee rek dafa war a mun a nooy communication bi mu ngi jàll. normal parce que comme li ñu waxee rek Kaolack ñoom ñun maîtriser nañ ko suñu loxo lañ ko teg non du lu metti Kaolack ay cible la te cible bu nekk ñun am nañ fa ay pion. mais ci département bi est-ce que ne woon da ngeen yóbbu fa ay car comme genre meeting pour mën a feesal parce que tamit naa leen xamal lenn gis nga Sidi Diop fi mu nar a dem est-ce que gënul rëy sax stade foofu neexut a feesal de. moo gën a rëy stade. cœur de ville dafa yaatu dafa ngande mais Sidi min na foofu. mais boobu moom dong moo doon dem cette fois-ci moog Wally ñooy dem Kaolack. moo tax nag léegi nag comme moom am na fa base xam nga foo miin ba am fa base boo ñëwee day nooy. fi man tiital naa la de. mais loolu damay ragal événement bi. gars yi dem ci Wally gi fees stade del stade ba. mais écoute nit yi mën nañ dem ci Wally mu fees am ñu dem ci Sidi mu fees mais ñaata événement. par exemple population boobu amul Kaolack. waaw léegi xaaral ma ñëw. non yow xam nga Kaolack population boobu amul Kaolack. waaw ma ñëw kaa wax la benn affaire. benn événement am na Kaolack ci diggante Ngaaka Blindé ak Dip temps yi nga xamante ni Ngaaka Blindé ak Dip moo gën a metti mais ñee dañoo feesal ñii feesal mais pourquoi mënul am ci Wally ak Sidi ñee feesal feesal fii mais bul fàtte ni Kaolack dafa yaatu genre bu ñu tegoon ni dafa xat mais Kaolack am na yeneen village yoo xamante ni mën nañ jàpp ne ay région la ñu mais léegi kaa wax la benn affaire dafa am yeneen village yoo xamante ni ñoom ci Kaolack la ñu bokk te ñooñu mën nañ leen considérer sax comme région carrément ndax village yu yaatu la léegi ñoom dañuy bëggee Sidi Diop ñii di bëggee ñii di bëggee ñële tey jii ci village yooyu macha allah ku ci sentir ñëw Sidi Diop da ngay ñëw Sidi Diop ku ci sentir tamit dem ci Wally da ngay dem ci Wally affaire bi méttiwul affaire de bëgg-bëgg la ak choix. bëgg-bëgg la ak choix de toute façon mooy ñun lu ñu war ci communication pour événement bi jàll dinañ ko def lu ñu war ci organisation pour événement jàll dinañ ko def parce que dañoo engagé tamit pour loolu. d'accord showbiz bi gis nañu fan yële passé Sidi Diop ak El Hadj Keita bon sànq yaa ngi may junj ne ma loolu du derby bi Wally Seck la yaa ma ko wax d'accord nga. yaa ma wax ne ma loolu. fan la génn ci émission bi fan la génn wax fu mu génn. alors gis nañ ko sànq fan yële passé mook El Hadj Keita donc affaire bi nekkoon fii Médina mu bëri woon coow. ñu jógee ci loolu pareeguñ 2 semaines après ñuy wax Wally Seck Sidi Diop. li ñu jot a déggagum nekkul loo xamante ne nii bon jàmm la ñuy ñaan mais lu ne mën na fa xew xaw ma nag ndax yéen a ngi koy waajalam déet. jàmm dina fa am. voilà donc si Sidi boo mënoon defal portrait ci milieu bi mu nekk showbiz bi plagiat yi ñu koy tudd ak copie date yi ñu koy tudd ak yooyu noonu critique yooyu noonu yow yéen noo leen koy gérer. Personnellement comme je dis mën naa ci def analyse en tant que journaliste people Sidi par exemple commencé na doon awu ay ñoom Salam Diallo peut-être bu mu paree yàlla def na osé na am na gëm-gëm ci boppam ba tey mu toll fu mu toll mës nañ ma invité DTV maa ngi leen di nuyu de passage ma amoon lu ma ci wax moom lay waxat fii gis nga benn affaire dafa am Wally Seck bu muy ñëw di yéeg macha allah coow li bari ñu dem ba benn instant ñu ne booy bi moo fi nekk dañ ko doon tëkkaleeg Youssou Ndour coow li bari fa loolu mais Wally heure bi génn def sorti danaan Youssou Ndour papaam la mu nekk wax joo xamante ni dafa rafet loolu alors Sidi Diop tey jii bu ko yàlla yëkkatee ba tey mu toll ci benn niveau également ba sénégalais yi parce que loolu du man may wax du yow yaay wax du keneen mooy wax sénégalais yi ak fans yi ñooy tëkkale nit ak nit léegi ñoom bu ñu demee nag ba tëkkal ko ak Wally Seck non nañu war a mën a accepter ne tëkkalante day am ci lu nekk tey jii yow mën nañ la tëkkaleeg benn présentateur de man ñu tëkkalee maag benn présentatrice de kon Sidi Diop am nañ droit tëkkale ko keneen Wally Seck comme ni ñu amee woon droit dañ ko tëkkalee keneen ak keneen donc loolu day am ci milieu bi nag nañ ko nangu rek garaawul loolu du loo xamante ne lu ñu ciy débaale mais Sidi xam na ni amoon na fu mu toll bu mu tollee foofu ba nekk ci loxo Matar Subatel
nga xamante ni wax dëgg ndax yàlla bokk na ci showbiz Sénégal tey jii mu yóbbu ko ci beneen niveau yéen nag boo leen xoolee Sidi Diop avant xool ko pendant war ngeen xam Sidi Diop fan la war a mën a dem. mais critique gu Sénégal du samay kàddu na mais critique gu Sénégal yi mooy ci plagiat la koy poussé ci copier-coller ay texte ay woyu jàmbur. mais xam nga. loolu la Sénégalais di wax. xam nga cover ak yeneen daan na am ci tey mën nga gis nit par exemple yow nga gis Boubacar Diallo mu nekkoon sa référence wala nga bëggoon ko doon toog di ko seetaan nga reprendre yenn voix yi loolu du plage waaw loolu du xam nga sénégalais yi ñoo mën rëyal lu rëyut franchement pour dire vrai man gisuma Sidi Diop lu mu plagiat wax dëgg na. d'accord événement bi Kaolack dégg naa coow li ci Kaolack nekk rek mais ci suuf dara nekku fa c'est-à-dire ticket yi tolloowul mbër yi bokkuñu bërëb yi bokkuñu surtout ci côté ticket yi dégg naa da ngeen ko yombal. waaw mooy maanaam ñaari événement yi boo xoolee bu waale bi moo gën a cher. te lay jaay. yaa ni 5000 10 000 15 000. ok Sidi Diop. 1000 francs comme 1500. déedéet Sidi Diop dañoo def prévente 3000 xam nga lu tax ñu def loolu dëkk bi dafa am metti nit ki boo ko bëggee dëggantaan yaay nga xam ne carrément condition de vie yi dafa metti non da ngay fexe dem ak ñoom ci seen doole fu mu toll. man bu ñu ma laajoon dama naan Fifita moo leen conseiller la réalité de Kaolack. parce que aussi kon xam nga réalité Kaolack. waaw je sais très bien. merci beaucoup xam naa mentalité jeunesse bi ñay dem ci concert yi xam naa leen bu baax a baax xam naa donc est-ce que nekkul aussi am na leneen loo leen ci xalaat pour mu fees. non pouvoir d'achat bi en fait foofu la. affaire bi du ci fees beeg bañ a fees mais xam nga pour lan la. mais foofu loolu gars yi waxaat ma ñëw. jàmm ak fees ak ñàkk a fees. waaw d'accord mais dama ne affaire bi pouvoir d'achat bi da ci am solo. booy jaay dara boo koy jaayee Dakar nga am benn produit prix bi nga koy jaayee Dakar du bokk ak prix bi nga koy jaayee Kaolack dañu waxante dëgg mais est-ce que ñu nekk Dakar tey jii Dakar am ay ñoo xamante ni tey yàlla may na leen doole ci yenn affaires yi am nañ opportunité et tout mais jaay benn parfum tey mën naa ñëw ma gis ne sa poche li fa nekk man na par exemple 100000 dama lay jaayee 50000 mais su ma demee Kaolack gis na affaire bi dameewul noonu damay ñëw tollooleeg sama doole ak ñoom seen doole fu mu toll nit boo ko bëggee noonu ngay def. da ngeen commencé ay campagne foofu da ngeen dem ci terrain bi di. man commencé naa campagne waaw te nag xaaraatal yeneen campagne. dugg ci quartier yi. non loolu mënul ñàkk Sidi Diop dafa way Saalum yi bëgg ko xam nga Kaolack mooy dëkk boo xamante ni boo leen wanee ne bëgg naa la rek dañ leen wan ne maa la raw di nga gis lu garaaw du ma ci prononcé mais di nga gis lu yéem. ñëwaatal ci single boobu Saalum bi. Sidi dafa way Saalum yi mu nekk son boo xamante ni Kaolack quoi dafa bëgg ku ko laal. ba ko gisee yëngu nga. ba gis nga loolu. c'est que doomu Saalum moo mel noonu. Saalum boo ko yëgee yow amatoo jàmm parce que du la may jàmm da lay teg choc da lay wan ne dama laa raw te son bi dafa fu mu ñëwee sax moo baax tombeek bés si Saalum bi. dafa yëgoo wala dafay waajal moo tax mu def ko wala. non parce que bu muy woy Naba Jolle ba di ci woy Saalum yi bon c'était pas prévu ne day ñëw Kaolack même si bokkoon na ci ay campagne am comme quoi dina wër Sénégal bés si fu nekk et je te dis yamul ci bés si Saalum kese. day continuer dina am yeneen bés yi bés Gambie parce que léegi naa waa léegi dem Gambie tibb tànk. moom tibb tànk Gambie. leeragu ba man lu ma lee daal mooy bersi Saalum bi et après dina am yeneen bersi ci yeneen région yi parce que Sidi Diop feneen fépp région yëpp ko bëgg en fait waaw région yëpp ko bëgg. ça c'est vrai alors ñu xam naa ñu dem ci pandu waxtaan bi événement bi c'est le 11 jëliñ ci communication bi yaa ngi nit dem réunion après da ngay dem Kaolack continuer foofu gars yi ñu ngi gis seen bopp bu baax surtout animateurs yi animatrices yi je pense bi. waaw ñoom xam nga ñoom maag ñoom ñoo nekkoon ci terrain ba Kaolack animatrices yi ak animateurs yi ñoo bokk liggéey bi tey jii su ma demee Kaolack sur le terrain déjà mooy li may wax rek économiquement parlant lu tax bés ci Saalum bi neex ma dafay développer suñu région dama bëgg Kaolack. mais xam naa ne dina am fu wéet loolu moom xam naa ko dinaa leen jox nag. dina am fu wéet waaw dina am fu wéet. parce que tamit bu fekkee Kaolack waaye ñooy génn la wax de la commune de Kaolack vraiment jeunesse am tollul fu mu war a feesalee cœur de ville di feesal stade te loolu nag moo tax ñun dinañ gàdd suñuy caméra
ànd ak Fifi. ca la 11 la balaa ñu fiy jugee dañ ñuy jox carte. allez-y ban message ngay lancer la population de. en fait message bi ma leen lancé mooy déjà man doomu Saloum laa dama bëgg Kaolack boo xoolee ñun ñi ciy wax ñëpp ay Kaolack waa lañ man Kaolack laa dëkk première sortie moom nga def. man Kaolack laa dëkk. Fafa Gueye Kaolack la dëkk. Matar Subatel Kaolack la dëkk yaayam moom Kaolack. Leyla Kaolack la dëkk. kon entre ñun doomu Kaolack lañ bu kenn dugg suñu diggante kenn mënu ci dara gis nga wax ji li muy bari yépp xiiroo amu ci ñaayoo amu ci déet parce que Sidi X waali bi moo jëm kaw mais ñi nga xamante ni ñoo organisé Fafa Gueye jotewul ak man dara Leyla jotewul ak Matar dara ku nekk jàpp nga sa dat lu may wax mooy ñun doomu Saloum yi nañ ñu bàyyi ñu ànd ci jàmm ak salaam ay doomu Kaolack lañu ñun ñeent ñii ñëpp ñuy tudd nii ci organisation bu nanga sànga tey jii ñaanuma ko yàlla bu dara amoon ñun ñëppay jëlandoo suñuy bagage dem Kaolack dem tëdd donc nag nay rafet di ñaan yàlla rek yàlla def ci jàmm def ci salaam et que le meilleur gagne. non lii mooy combat bi nag léegi leer na Mor li ma doon wax léegi leer na nee na que le meilleur gagne. c'est-à-dire yàlla na fenn fi wéet fenn fi fees dell. en tout cas xam nga lu tax fenn du wéet mooy ku nekk ak fi nga bëgg a dem ku nekk ak fi nga bëgg a dem ñee dañuy dem fee ñii dem fee te wax dëgg neex yàlla nag affaire yi war na mën a neex bu kenn yàqalat. le 11 daal dina neex. ma ne bu kenn le 11 du neex de xam nga kañ mooy neex avant le 11. dama ne à partir du 5 jëm le 11 ku demul Kaolack. lan yaa ngi tax fa la ñuy jeexale lan la Sidi di waajal parce que sànq ci ñu waxtaan avant émission bi di commencer da nga ne ma dama la laaj ne la ñaari Bercy yi ban mooy dàq bu Kaolack ak bu Dakar nga ne ma bokkuñu sax d'accord nga loolu yaa ko wax. maa ko wax voilà léegi lan mooy particularité Bercy Kaolack bu Sidi Diop. particularité bi mooy comme tu as dit tout à l'heure danga ma laaj na ma Bercy Dakar. diggante Sidi Diop ak El Hadj Keita est-ce que dina bokk ak diggante Sidi Diop ak Wally Seck bi mën na la doon benn maa la ko wax waaw ma teg ci ne la parce que fële moo ëpp enjeu. nga dee dégg na ma fait du combat. ndaw ne la fële mooy ëpp enjeu parce que fële ñaari ñu boole la. parce que coow dafa yàgg bëri ci seen diggante ñoom ñaar donc enjeu bi du doon benn. mais am na ci cadre spectacle et show lu particulier loo xam ne. mais yow gis nga entrée Sidi Diop. ci Bercy Dakar bii nii ci enquête dugal nañ ko. gis nga ko waaw. le 11 bi boo ko tardé. bii Casa Saloum lay doon. dama ne boo xefee. boo xefee. mais Casa Dakar doo gis entrée bi boo xefee entrée Sidi doo ko gis. boo leen xefee entrée Sidi Diop doo leen ko gis non Matar Subatel moo nekk ci ginnaaw Sidi kooku ragalul show bi. te dégg naa seen sonorisation bu bees bi gis naa ko récemment la. effectivement jóge ba gis naa ne daal Kaolack nar na xumb daal. man loolu moo ma ci neex en réalité pour dire vrai. culture kaolackoise en fait nit yi côté négatif bu ñu ko jëlee man dama ko jël positivement parce que Kaolack laa bëgg sama xol. Kaolack lay nooyee. parce que lii mënoon na am Dakar mënoon na am feneen. mais Kaolack la am. merci beaucoup mais là yaa ngi ñëw ak man. non si yaa ngi ñëw ak man parce que Kaolack man la fekk Kaolack bu dund j'ai dit ça ma ne ndeysaan gars yi ñu ngi ko jëlee négativement man maa ngi ko jëlee positivement ndax turu Kaolack bi Saloum bu ñu ci tudd Bercy Saloum ñoo ngi may jaayal sama dëkk na gën a neex ma ne na gën a neex man na Kaolack dund. affaire bi du ci camp bi mais Bercy Saloum bi ci tudd. parce que ce qui est sûr mooy le 11 moom. internet yëpp. dinañ ci lii seen xel yëpp. mu nga Kaolack. mais ñoom ñëpp après lu ñuy wax Bercy Saloum ba. duñu wax Sidi Diop duñu wax. waaye avant pendant après yëpp. day neex day nooy Kaolack day jëm kanam. waay merci waay Sidi Diop. mais loolu. xam naa ne bu Sidi tëggutoon bon. coow li mënoon na bañ a am effectivement. donc loolu la et puis di kontaan bu baax di jox ñëpp rendez-vous le 11 incha allah mais balaa le 11 ñun ñoo ngi ci terrain ba Kaolack donc ngeen xaar ñu foofu ñu ñëw yëngal di nuyu samay waajur yi fa nekk ajaratu Mame Diarra may Serigne Modou Touré samay frère sëñ Cheikh sëñ Fallou ak ñëpp ñoo xamante ni
ñooy soppi Fifita bëgg Fifita yërëm Fifita ci lu ma nekk ñu nekk ci jàppale ma donc événement bi seen événement la donc merci beaucoup. ban quartier nga dëkk Kaolack. maa ngi Ndorong ak Bongre. Ndorong Bongre noonu la mën a mel moo tax nga dem ci Wally Seck jógee fa dem ci Sidi Diop jukkoom la maa ngi leen di nuyu sant bu baax a baax waxtaan bi neexoon na Fifi coordination bi méttiwul à 100% dañoo xam ne rek ne bu ñu ko deful tey day xaw a jafewaat parce que yaa ngi ci liggéey bi mais woyof na. dal na waxtaan bi neex na avant waxtaan bi sax moo dàq waxtaan bi nii li ngeen gis nii donc ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di xaar suñu carte pour mën a dem Kaolack couvrir la leen événement Sidi Diop bi Bercy Saloum bi donc di leen jox rendez-vous. kon yow far nga de. ah far nga de. di leen jox rendez-vous prochainement. da ngaa far merci beaucoup.